salaamaaleykum mbokki internet yi seetaan La Patte d'Oie TV nuyu nañ kenn ku ci nekk ci turam ak santam gannaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu bépp doomu aadama bi seetaan La Patte d'Oie TV xam nañu ñu ngi ci weer bu sell weer bu màgg di weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam période yi nag bu ñu ci tollee ñëpp seen xel day dem ci burdu bu ñu waxee burdu itamit xel yëpp day dem ci Tiwaawan looloo tax nag tey ñu ñëw fii nga xamante ni mooy jàmmalaay ci dëkk bi nga xamante ne ni Serigne Alioune Sall Safiétou Sy bu ñu waxee jàmmalaay rek xel yëpp day dem ci moom fekk fi coordination bi nga xamante ni mooy coordination des daayira mutahabbina fillahi Alioune Sall Safiétou Sy ak njabootam fii nag nekkoon këram jàmmalaay ñu ñëw nag ngir waxtaan ak daaira bi ci wàllu burdu ci wàllu gàmmu ci wàllu taxawaay bi nga xamante ni sëriñ bi amoon na ko fii si jàmmalaay xam naa damay jox sama invité Ababacar Sadikhi Diagne mu nuyoo ak mbokki internet yu koy seetaan Ababacar ñu ngi lay nuyu di la ziyaar. jërëjëf Hamidou ñu ngi lay delloo nuyu di la ziyaar yow tamit di la ndokkeel ci weeru sell bi ñu nekk di weeru gàmmu di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu ci tawféex ñun ñëpp te yool buñ ci séntu ak yiw buñ ci séntu yàlla defal ñu ko defal ko bépp umma islamique bi yëpp ndax yonent bi ñun ñëpp a ko bokk sallallahu alayhi wa sallam yeneen ni dalal jàmm fii ci cité Jàmmalaay kër Serigne Alioune Sall mu soxna Safiétou Sy mu Sidi Ahmed Sy mu Cheikh Seydil Hadji Malick yegg si nga ci kër gu bërëb bu yàlla baaxal bërëb bi nga xam ni yiw kase la bërëb bi nga xam ni fii taataan nañ fi ay ndaw tàggat nañ fi ay ndaw ñëw nañ fi taataan leer ay mag tàggat nañ leen fi ay mag ñëw nañ fi taataan leer ndax kilifa gi ñu yàlla booleel muy Serigne Alioune Sall Safiétou Sy loolu moo doon mission ñu ñaan yàlla moom it foofu mu tëdd yàlla jotali ko jëf yu mu mës a jëf fii yëpp mu fekk ji maamam Seydil Hadji Malick fekk ji suñu sëriñ suñu wasila Seydina Cheikh mu fekk ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi leen di dalal jàmm fii ci cité Jàmmalaay di wax yàlla defal jàmm waa média bi ngeen yor mu doon li médium bi nga yor du moins ndaxte dañ naan un médium des médias donc ñaan yàlla rek mu fulandi seeni activité ba nga xam ni dina doon leneen lu gën a yaatu fuuf sax ba mu wër Sénégal ak dem feneen fu dul ci réew mi donte ko sax jamono ji amatuñu frontière ndax ñëppay seetaan sur le plan national international ñëpp a ngi jot léegi communication yi nit ñi di def waaw loolu moo doon kàddu yi di leen dalal ak jàmm di leen yegg si ngeen seen kër donte ko yow fii sa kër la sax waaw kay jërë ngeen jëf. xam naa sans plus tarder rek dañuy dugg ci waxtaan bi tey ci période yi nga xamante ne moom lañ toll mooy ci wàllu gàmmu weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu gën ko xam ci période yi ci wàllu burdu bu ñu tollee ci moment jamono yii nii xel yëpp day dem ci Tiwaawan lan nga ñu mën a wax ci loolu noonu surtout que fii burdu bi dañ ko fiy jëmmal fii ci Jàmmalaay. waaw dëgg la fii Jàmmalaay dañuy burdu daanaka ëpp na 20 ans ñu ngi fii di burdu loolu nekkoon ci ñu ngi ko doon defee ci sous la tutelle de Serigne Alioune Sall moom mu defee ko ci ay ndigalu ay kilifaam ci jamono bi nga xam ni daanaka fii dara amu fi woon buñ ne dara amu fi woon maanaam dëkkuwaay bu bees la woon ñu si bëri dañ doon tëju seen kër daara buñ ko fi sampee avant bokk na ci lu ubbi buntu kër yu bëri taalibe yi di gisante di saafante bu gàmmu jotee ñu bëri duñ mën dem burdi ji Tiwaawan sëriñ bi ñaanoon ndigal ci xadara ba ñu maye ko
pour mu samp ko fii Jàmmalaay yàlla di def ñu ko depuis boobu ba tey ñu ngi ay ati at daanaka ëpp na 20 ans ñun ci lañ judd ci lañ màgg ci lañ ñu taat ci lañ yaru jamono ji période bi buñ si tollee lii rek lañ xam ca guddi ñu ñëw fii sance toog Mawlaaya Salli déglu directeur yu jógee ci xadara ba jaaree ci Sëñ Alioune Sall ñu déglu ko taataan yóbbaale ko suñu kër yi at bu yàlla sàkk mu nekk li nga xam ni lii Tijaan taalibe Cheikh maanaam lii appartenance am lu mu moomale boppam la programme yëpp mun naa nekk lu ñëw maanaam taalibe bi sax da ciy nekk di ci yëngatu mais bii c'est spécial bii looy dund la moment bu émotionnel la bi nga xam ni at ba at la benn yoon la ci at bi bokkul caf kay burdu bokkul ak leneen caf kay baaxul gàmmu Tiwaawan bokkul ak beneen programme ndax lu nga xam ni la bu jàllee dernier jour burdu bi daanaka nit ñi sax ay rangooñ la ñuy dese parce que da nga naan lii déwoon lay amaat dafay neex 10 jours ngeen di toog ngeen di xoolante seen biir cofeel bi di gën a yokk xam nga yëf yi di wéy di neex Mawlaaya Salli bi di jip loolu rek day yokk taalibe day yokk nit amour bi mu am ci li muy def maanaam ci li mu pas-pasam bi mu am ci kër gi day gën a yokku ba pare day gën a permettre au moins am na fukki fan après noppalu benn fan dem gàmm boo xam dinañ waxtaan ci yonent bi au moins sax dina am loolu ci at bi te loolu jar na ko nit ñaa ngi yàq seen i temps ci yeneen i ci ay programme yoo xam ne mbiru saayir la tey yonent bi bu xewlee war nañ mën a teel a tëj suñuy bureau teel a ñibbisi teel a sànce teel a dem duglu ji jàkka yi di Mawlaaya Salli koñ yi di Mawlaaya Salli bayaal yi di Mawlaaya Salli muy neex muy dugg ci xolu nit ñi ba 23h minuit ñëpp tasaaroo léeg-léeg sax ñenn ñi guddee parce que ku nekk ak sa koñ ni mu configuré te loolu dafa bokk ci éducation religieuse ngay def li nga xam ni moo dëppoo ak fi sa dëkkuwaay fi nga dëkk ngay takk rajo teel a pare am na ñoo xam ni teel a pare moo leen arrangé ñii dañuy buur bu ñu jullee gee ba pare ñii dañuy buur à partir de 22h 23h. tey soo ma waxee éducation religieuse tey Serigne Alioune Sall mi nga xamante ne tey lii yëpp moo ko sancoon fii si Jàmmalaay tey ban jàngat la ñi nga xamante ne tey ñoo ñuy seetaan ban jàngat lañ mën a am ci aspect éducation religieuse boobu noonu. bon éducation religieuse xam nga dafa yaatu ndax fii bu mu nee éducation religieuse danga may ramener en même temps éducation morale ndax sëriñ bi nekkul woon ki nga xam ni ñun ndaw yi ñu fi nekk ñu ubbi téere jàng ay aaya jug dem ni wala jàpp ci xasida yi ubbi benn jàpp ci taysiir bi wala inal manaale bi wala burd wala leen ubbi téere yi jàng rek dem déedéet sëriñ bi li mu doon njëkk a def si ñun mooy maanaam éducation morale tey nga nekk benn ndaw boo xam ne bu am njëriñ ci société tey dina fexetu ba sa alliwo dina relever sa niveau alliwo parce que fii daara la woon tous les lundis et tous les mercredis dañ daan ñëw fii di jàng suñu wàllu diine mais teewul suñu wàllu jàngum école da ci taxawoon parce que nee naa balaa daa nga ñëw daayira jàngal say leçon ba mu mokk balaa nga ñëw daayira réviser balaa nga ñëw daayira fexeel ba say devoir na nga ko def boo amee bu nekkee classe d'examen danaan la jéggal naa la ñëw guddi ay daayira demal nga toog nga concentré wu ba sa examen jàll lim naan permettre sax ñenn ñi gar wala mu ne la ñëwal bu ñu jàngee tey sur guddi ajuma nga jóg ñibbi parce que mi ngi ñeewantal borom njaboot la xam na lan mooy responsabilité parentale ci loolu lañ yaree parce que loolu mooy indi tey nga nekk ndaw bi nga xam ni da nga xam la mooy sa rôle en tant que citoyen parce que ci loolu lañ leen accentualité suñu éducation suñu yar fii ci kër gi lan ban njëriñ nga amal société bi tey balaa ngaa wax tey exemple comme ni ñu bëri xewle lu la état defal yow lan nga defal sa réew yow boo waree set setal parce que moo ko fi jiite fii di jiite ay set setal ay reboisement question gis di woo nit ñi naan leen dee leen doxalee nii di ànd cité bi ñuy ànd mbootaayu maire yi mu leen di déglu di leen intégrer ci ay prise de décision loolu daf ñu doon jàngal démocratie nekkul mooy sëriñ bi rek lii rek lay def bu ñu toogee fii loo xam ne ndigal la duñ sax réfléchir mais bu fekkee loo xam ne dafa bëgg baaxee nit ñi dañuy toog débat ci ak moom ci wàllu bépp nag. kon moom niveau intellectuel am dafa jéggi woon dayoo nekkul woon rek de surtout Seydil Hadji Malick bi nga xamante ne dañ ko gën a baaxoo ci ay téere donc moom xawoon na yóbbu niveau bi beneen anam. waaw kay da nga ne
surtout Seydil Hadji Malick daanaka jàng surtout Seydil Hadji Malick daanaka boo xoolee exemple yaa ngi fi sëñ Mansour Sy Djamil mi ngi fi keneen ak mi ngi fi Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mi ngi fi Serigne Abdou mi ngi fi ñooñu ñëpp boo leen xoolee bu ñu waxee li nga xam ne ñii am nañ niveau intellectuel ci wàllu tubaab bi am nañ niveau bu kawe ci wàllu diine ji Serigne bi nag loolu la toogee woon ndax c'est un cadre de la SONES liggéeyal maamam moo tax mu def départ volontaire démissionné ñëw liggéeyal maamam waaye teewul mi ngi ba pare seen niveau intellectuel mu amoon dafa kawe parce que dañu jàng na topp na ay taalibeem ñu pour ñu jàng topp na ci ay njabootu boppam pour ñu jàng koo ci gis ci njaboot ñu mu jur ci zahir comme ñu mu jur ci baatin ñëpp am nga niveau intellectuel ku ci gën a tuuti fii am nga ay bac plus rek a fi am ci daarib daanaka même ñi nga xam ni dañoo teel a génn seen cursus scolaire fexe na ba dugal leen insérer leen ñu teel a am ci nuñ jafandu di góorgóorlu parce que muy maçon muy menuisier muy nga daaj sa table taak muy lu munti doon sëriñ bi dala daan gunge pour lan entrepreneuriat moo gëmloo la ni loo am tey da nga ko ñafeel sa bopp pour nga am ko bul taxaw ñaan bul def dara te leadership boobu noonu mu incarné moo waral tey nga gis njabootam ay bak tey daara bi am na ñoom nekkuñ fi ñu ngi Canada tout récemment sëriñ bi maam Ahmadine Sall ubbi na section Bordeaux lu ñu ko may suñu connexion yi ñuy am au niveau parce que ñi fi nekk génn nañ dem jàngi sëriñ bi dem na seeti leen que ça soit ñi nekk Maroc comme ñu nekk France que ñu nekk États-Unis que ñu nekk Canada sëriñ bi dafa daan dem di seeti njabootu ni ñu toogee loolu yëpp te delluwaat ci rôle kilifa ci njabootam te loolu def ñu ko doon jàngal tey ñun ñi suñu at màgg na tuuti waaye koo ci jox mbir mu doxal ko parce que loolu la gis ci sëriñ bi donc niveau intellectuel bi ngay wax nii sëriñ bi c'était un intellectuel bi nga xam ne tey loolu da ko yóbbu sax ba mu amoon ay relation avec nos gouvernants bu ñu waxee niveau intellectuel relation nekkin gi nga xamante ni moom la nekkee woon tey fii biir Ndakaaru toog bi mu fi toogoon fii cité Jàmmalaay ku wax cité Jàmmalaay wax ko ci dëkkuwaay lébu yi ndax boo nee Yoof Jàmmalaay sa xel yëpp day dem ci lébu yi tey moom ban relation la amoon ak ñi nga xamante ne tey ñooy lébu yi nga xamante ne tey ñoo bokk nekk. waaw relation boobu noonu daanaka ñu suivre actualité sax daayira bi na gën a nii daaw ci burdu bi Chérif Ibou Seyni Thiawlaay mi ngi fi woon àndandoo ak ñun burdu ñëw gàmmu si fii comme ni gàmmu ku nekk gàmmoo sa gox la ren incha allah mu fas yéene ko defaat ci samedi bii ñu jëm. rawatina nag fi nga xam ne suñu maam Baay Laay moom moo fi tëdd ak tëraay bu jëkkam ba fii ci Yoof tey mu nekk li nga xam ne tey sëriñ bi muy démissionné maa la koy wax démissionné wul moom kese bi muy démissionné SONES bi mu nekkoon dafa nekkaloo nag missionnaire u maam Baay Laay ñoom ñaar ñoo àndandoo doon liggéey foofu ñu démissionné ndoo ku nekk dem liggéey sa ëttu kër maam parce que xamoon nañ seeni responsabilité bi ñu am par rapport par rapport ak société bi fu mu toll te mënuñoo lu dul concentré wu ci loolu donc fii Jàmmalaay boo fi ñëwee photo bële ngay gis daayira murid bu nekk fii ñoom ñoo ko def journée rendre hommage Serigne Alioune Sall tey boo xoolee tarixa yëpp dafa regroupé wu ci biir cité bi cité bi bindoo noonu cité bi non seulement tarixa yëpp mais kuréel sëriñ yi kilifa diine boo xalaat daanaka am na fii mbooloo boo demee suñu kër maam Cheikh al nu mu tudd sax suñu kër maam Cheikh al Islam muxaddama mi ngi fi tey Baay Faal yi am nañ fi daayira Hizbu Tarxiya mi ngi fi Cheikh Moussa Touré am na fi daayira isaan gi donc bëri na te yooyu yëpp ñun ñoo doon ànd di demandoo fubali demandoo école bu ñu waree dem daara ñu dem daara bu ñu waree ànd dem defi leen même jeunesse boobu ñoom màgg ba tool ni ñuy demalante mu rafet tey sëriñ bi journée de prière yu njëkk yi muy def daanaka daayira murit yi fi daan ñu daan ñëw di jàppale ci matériel yi pour ñu samp ko donc relation yi mu amoon maanaam amuloon sens interdit ci benn këru diine te fii ëttam bi tamit kenn amu fi woon sens interdit loo heure bu la neex jeune def fiy dugg di nga lekk di nga naan di nga comme si yow yaa ngi sa biir kër Wasila loolu moo doon relation am tey ak këru diine yi fii mu nekk cité Jàmmalaay mu nekk nag loo xam ni
Yoff Cambérène xam nañ ko bu baax te ñu ngi leen di invité yéen ñëpp samedi bii ñu jëm incha allah muy nekk buusu tëju bur ku fi ñëw di nga gis dogitu Mambaay Laay mun toog fii àndandoo ñun di buur ànd ak njabootam yëpp. donc loolu exemple parfait la pour wane ni symbiose bi mës a am entre kër Seydil Hadji Malick ak kër waa Limamou Laye. ci wàllu relation boobu dañ ciy desandi tuuti rek ndax ku wax relation tamit mun a wax relation te doo génn tamit si wàllu relation bi nga xamante ne tey autorités yi nga xamante ne tey ñoo sekkoon ak moom nekk fii ñu si mel ni autorités locales yi au niveau gouvernement comme étatique ba relation la sekkoon ak ñoom. waaw boo nee au niveau local tey exemple au niveau de la commune fii comme Jàmmalaay Yoff la bokk mairie bi comme que ça soit au niveau de l'Assemblée nationale que ça soit au niveau de l'État ci kaw présidence moom dafa mës a nekk ki nga xam ni ñoom dañ ko doon bàyyi xel par rapport à ces prise de position wala sortie yi mu doon def ñi seetlu ci moom daan na def tout le temps ay contribution ci presse écrite bi di wax xalaatam ci fi jamono toll maanaam fait de société yi les actes politique bi actualité di si daan wax di ci bind bu d'accordul ak gouvernement bi danaa leen d'accorduma ne ci lii ak lii ak lii bu d'accordul ak opposition danaa leen d'accorduma ci lii ak lii ak lii ku fi ñëw fii saal bi ku nekk ñëw nga fi toog fii saako si ñaan mooy ci ak régime actuel bi que ñi nga xam ñoo nekkoon régime bi fi jiitu ba daan na ñun peut-être suñu fàttaliku ko ci jamonoy Abdoulaye parce que Abdoulaye la ñuy wax parce que jamono Abdou Diouf peut-être sax gënoon nañ fay te xale lool ba bañ duñ mën a comprendre wala duñ mën a déchiffrer yenn yi parce que suñuy at mayu ñu woon ñu doon lire lecture politique mais si Abdoulaye avènement Abdoulaye fekk na ñu nekk ay jeunes yu dëgër donc on a assisté ici à ñu ñëw seet si ko di ko déglu xalaatam bu bindee article présidence day yegg parce que dañ koy lire ñu ko sëñ bi fii de li nga wax lii mu ne leen lii fekkee ne fait de société la mu dëgg ci tànk bind ne Sénégal na jeunesse bi def lii na peuple bi def lii nañ def lii ay orientation parce que dafa mës a nekk ku nga xam ni tey vie politique bi da ko soxal da si doon joxe xalaatam ndaxte mooy régir ñun nu ñu dundee mooy régir nu ñu dundee suñu biir parce que loolu dafa jéggi appartenance tarixa wala religion parce que ñun ñëpp a bokk su benn suuf dafa dund ku nekk day xëy suba liggéey ci bureau bi wàccaat ñu war a tase ci kaar yi war a tase ci mbedd bi war a tase fu nekk ci biir restaurant yi war a tase ci boutique yi war a tase fu nekk donc il faut mu nekk li nga xam ni ñu am ay régulateurs ñu nga xam ni li ñu naan un régulateur social dafa nekk nit ki nga xam ni da ngay fexe tuuba mën a boole ay nit yu uute opinion uute gis-gis ñu mën a dëkk ci benn penc te loolu moo ko doon poussé à ce que muy wax ci wàllu politique di wax ci wàllu social vie sociale bi te homme politique yi doon ko intéressé wu bu baax ci moom di fi ñëw di ko seeti di ko ziar di ñëw di déglu si ay directives am mu leen lii d'accorduma ci lii d'accord naa ci ndax nekkuloon ko xam il a froid aux yeux yàlla bu koo munti ak responsabilité bi nga mën a am dayoo bi nga mën a am tey bu gisee ni yow seen diggante communication may na ko mu wax la da la koy wax nekkul ki nga xam day toog rek loo def baax na mën a déedéet loo xam ni dafa laal comme fii nii acte communal fii nii zone bi dina wax xalaatam ci biir ak ci biti ku mu munti gis nga seeti ko que ça soit officiel ba mu bañ a officiel dina la wax xalaatam te di nga ko déglu te di nga ko nangul ndax ñu fi nekk ñëpp comme ni ñu wax ni ci média la ñu wax ñu fi nekk ñëpp tey li ñu wax ni mun nañ ko seede ne sëñ Aliou Sall de saa ñu gisaan ak moom discours bu franc la ñuy am musul wax ak ñun discours boo xam ne ambigu day direct parce que yaakaarul dama wax ni nii musul yaakaarul kenn ku dul maamam Seydi Hadji Malick donc il n'a pas froid aux yeux pour wax ay directives ak dëggam njabootam ñun ñiy waa daayiram que ça soit les hommes politiques parce que ci dëgg boobu noonu ñun ci lañ màgg ba tey jii moo indi ñu toog fii di taataan suñu kilifa suñu sëriñ muy maam Ahmadine Sall di jiite njaboot mbooloo mi ñu ci ànd ak moom. tey ñu gis ni tey adduna bi dañ toll ci benn crise sanitaire ba waral na ñaari at yi nga xamante ne tey demuñu gàmmu ji fële ci Tiwaawan donte ñu ngi gàmmu suñu biir kër yi ak gox yi nga xamante ne fa lañ dëkk donte loolu la nga xamante ne xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour digle yéen tey disposition yooyu ak crise sanitaire boobu naka ngeen koy dundee bourde bi nga xamante ne moom ngeen def fi au niveau Diamalaye ak gàmmu gi nga xamante ne moom ngeen fas yéene gàmmu biir Dakar durant ces 2 ans si tënk rek ci lu gàtt na ngeen ko dundee. waaw loolu nag
comme ni ko taalibe yëpp dundee ndaxte ku sañoon tey nga dem Tiwaawan ku sañoon nga dëkkee sa yoonu Tiwaawan nga ci dëkkee dem waaye comme jamono dafa am foo xam ni am na lu xew feebar am na mbas am na ñu toog déglu suñu sëriñ Babacar Sy Mansour al Khalifa mu joxe ay directive am ñun fii waa kër Sëriñ Aliou Sall xamuñ lu dul topp ndigal Tiwaawan bu ñu ne neer toog leen seen kër yi gàmmoo leen seen chaise nu ñu koy waxee gàmmu chaise waa xaw ma ñun fii lañ toog mu joxe mu suñu wasila suñu sëriñ maam Ahmadine Sall mu Sëriñ Aliou Sall ñaan ndigal pour di continuer doxal mission papa ñu ne ko continuer li ngeen ko daan defee leen ko noonu at bu jot ñu toog di burdu fii comme ni ñu daan burdu at bu jot di bàyyi xel bu baax par rapport ak directive yi ñu jox ak fi jamono toll boo xoolee ren ñi dañ ko burdu ren ak nuñ ko organiser jéemuñ déplacer sax ñu dëkk fu sori dañ leen bàyyi ñu burdee seen gox pour rek fekk ci sëriñ bi ci bëgg-bëggam ñun ñu fi nekk fii ñoo fi toog di burdu suñu biir di ñaan yàlla nag mbas bi teel fay jóge ndax taalibe bi mu sañoon dem rawdu ba donte ko sëriñ Babacar Sy foo toll wax ak moom Seydi Hadji Malick foo toll wax ak moom ko saa soo nga nekk Chine wala Ndakaaru Njaay foo muntu dool waaye nag dafay neex ci xol ñu jël fii suñuy kaar dang-dangi ba yegg ci waawan muy noon mbégte ñu ñaan yàlla rek yàlla teggil ñu lii ba ñuy dégg si suñuy kilifa ñu joxaa ñu ndigal ñu dem ci waawan waaye fekk sëriñ bi mu ngi ñuy wax toog leen incha allah dinañ toog defee ko nim mu ko bëggee nim ñu ko sante ndax ñun xamuñu ku dul Seydil Hadji Malick duñu déglu ku dul xadara Tiwaawan xalif bi lum ñu wax loolu la ñuy def duñu réfléchir duñu def na bu ne wii la bu dee non la bu ne wii non ñu xam ne wii non la jeex na on duñu réfléchir ci wàllu boobu naan ndigal taal bi jëfe amul sax commentaire on commente pas les directives du xalif on lan la ñuy def dañuy appliquer. laaj bu mujj bu ma lay laaj rek fi nga xamante ne moom la ñuy daanale tey ki nga xamante ne tey mooy Serigne Maam Ahmadine Sall ki nga xamante ne tey moo toog ci xilaafa baayam tey lan nga ñu mën a wax ci moom ci lu gàtt rek en 1 minute. waaw Serigne bi ñun daanaka moom sax dina xaw a kile ñu wax ci moom waaye lu mën a wax rek doonte ka ndaw la ci at ne ko yaru la ñun ñoo màggandoo ak moom fii. lu tax ñun ñëpp ñu nangu laxasaay ànd ak moom topp ci ginnaaw parce que daf ñoo woon yar daf ñoo war teggin ba ci ñenn ci kersa sax day dox ci suñu diggante moom ci yu bëri parce que noonu la mës a dundee ak ñun mais dafa nekk ki nga xam ne dafa mës a déggal nag papaam Serigne Aliou Sall ñoom ñu yàlla macha allah muy moom di ay rakkam dañoo mës a topp ci seen wéy ci seen directive bu papa. tey moo waral tey bu luy yegsee mu nekk lu nga xam ne ñaanuñ ko mu yegg si léegi da koo jël mu nekk yan boo xam ni bu diis te diisul maanaam mission que Seydi Hadji Malick moom nekkul lu woyof lu yomb mais du tax mu jël ko parce que teeñ baa tax teeñ bi nga teg ci yan bi te teeñ bi kan la daayira Moutahabina Fillah bi mu àndal di liggéey suñu yaay yi fi nekk suñu yaayu daara soxna Zeynabou Cissé suñu papa yi fi nekk ñi nga xam dañ naan nekk ay compagnon wu Serigne Aliou Sall tey ñooñu bu ne bëri dafa leen fédéré continuer waat di leen déglu lu munti def dem ne leen lii laa bëgg def papa lii dem sama yaay lii laa bëgg def ñu jox ko seeni xalaat mu ñëw fii si daara bi nañu lii laa bëgg ñu waxtaanee ko une décision collégiale mu nekk suñu wasila nag ñu koy xoolee bëtu Serigne Aliou Sall tey ak ëllëg ndax mooy suñu sëriñ de ñun de moom ni mu la wax rek ñun suñu Aliou Sall lañu am njabootam lañu am seetuñ leneen xooluñ leneen jéemuñ seet leneen jéemuñ xool leneen ndax ñooy suñu buntu Tiwaawan boo xasee ba am buntu bu la jokkale biir Tiwaawan yegg nga donc moom loolu rek lañ mënoon wax nekk na koo xam ne ku yaru la te ku am diine la loolu lañ mën a wax mooy si leneen li nag duñ ko wax fii ndaxte surtout Seydi Hadji Malick moom. lu duuf si nag li sa olof Njaay day wax lu duuf si nag li xaju si cin bi waaw te comme mooy suñu buntu ci kër Seydil Hadji Malick mooy suñu buntu ci Tiwaawan nañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér incha allah
lan ngay tàggatoo sa kàddu gu mujj. waaw suñu kàddu gu mujj xanaa kontaan ci leen ñëw seet bi ànd ko bëggoon nañu gën a sax wax lu raw lii waaye nag mënuñu créer duñ créer ndax luñ dund ak moom rek la ñuy wax ñun ko yàgg ñëw fi xàmmee di nga xaw a xàmmee suñu yenn kanam yi wala suñu yeneen mbokk taalibe yi fi nekk daan na ko ci su mel ni ay suñu président El Hadj Bari mooy président coordination bi di ko yàlla baaxal di ku baax ku laabiir ak ay rakam yu mu àndal noonu ay Ali Thiam Adoune Badara Sadia ay Jamil Diouf ñooñu ñoo fi nekk ay Ismaïla Diédhiou xam nga wa ñaax wax Maguette Diagne ay ñoom Sophia Thior tey ñooñu ñoo fi nekk ci xale yi nga xam ñoo doon ànd ak sëriñ bi tey continuer di ànd ak Mame Ahmadine ci wàllu mission bi. tunga ni du teew ñuy nataal ñoo ko gisandoo te yéen ci teg seen bët xam nga ni lépp luy information actualité Patte d'Oie TV dañu ko téye suñuy loxo kon gaaw leen aimé sunu ay vidéo partagé te abonné ci sunu chaîne YouTube ngir lu ñu dugal ngeen teel cee mën a jot ak Patte d'Oie TV rek mooy seen bi xew ci jamono. Yeah.